buñ ko dëggalee voilà Idrissa Seck aussi ñu bàyyi ko xel bu baax waaw ndax tey jii nii s'il y a un candidat boo xamante ni il est dans une très bonne dynamique et une très bonne posture c'est bien Idrissa Seck waaw kooku dafa am fu ma ko teg parce que bu ngeen xoolee Idi ni muy doxalee ni mu changé tactique il fait non mu ngi def loo xamante ni tey jii nii peut-être mën na ci am ndam waaw ci analyse nag laa ko teguma ko ci parparloo teguma ko ci dara man sama analyse bu bopp Idrissa Seck mu ngi ci dynamique boo xamante ni tey jii nii mooy loolu de waaw mu ngi noonu daal donc damay tijji micro bi par rapport ak trois thèmes yi nga xamante ni développé naa ko képp koo xamante ni bëgg nga barkelu bu ko defee ñu jox la mic bi nga barkelu donc patriotes yi képp koo xam ne bëgg nga intervenir mën nga ma envoyer demande ci biir écran bi rek bu ko defee ñu mën a jokkoo voilà man loolu laa gëm daal donc Ousmane daal man bu gënoon am fit rek gën ko ñëwee rek loolu rek ko dese daal ndax population Sénégal foog nga séduire leen da nga leen di séduire Abdoulaye Wade bu ko gars yi gëmee ba nii à 4 xam nga tey buñ koy yaakaar ba heure bii 94 ans xaw ma 93 ans ba heure bii ñuy yaakaar Abdoulaye Wade c'est parce que dafa am lu mu wane woon dans le passé dafa am benn technique bu mu doon xeexee dafa am style moom Abdoulaye Wade donc bu Ablaye Touré Fall dafa mel ni mooy loolu quoi kii bi jàllul mais Sayer nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nañ ko bàyyi xel nañu bàyyi xel Idrissa Seck bu baax ndax mu ngi ci dynamique boo xamante ni actuellement on lui reproche rien du tout amul lenn luñ koy reprocher soigné na communication te indi na aussi moom ak Ousmane Sonko ak PUR su ma juumul ñoo fi indi programme boo xamante ni tey jii nii nit mën na koo jëfandikoo pour le moment Khalifa Sall moom défense am la nekk di tal Karim Wade retour am la tal donc Ousmane Sonko moo am programme Idrissa Seck ak PUR waaw Ousmane Sonko moo indi solution Idrissa Seck indi 1 3 15 45 PUR ñoom PUR sans foog naa la seen programme tudd donc Ablaye Fall Touré voilà donc affaire bi mu ngi bañ maa ngi lay jéem a dugal mais dafay bañ donc maa ngi ñaan rek bépp patriote boo xamante ni yàlla daal may na mën loo na ko yoroo liggéey jàmbur am nga këyit te mën nga ko non jaayanteel nga wàcc sur le terrain le combat se passera sur le terrain dans la rue foofu la ñuy mujjee ak Macky Sall mais pas feneen Macky Sall loolu rek ko mën a reculer loo buñ ko bàyyee nag man ragal naa ni suñu dernier recours c'est l'armée nationale bu fekkente ni nii lañ nar a continuer dem place de l'Obélisque teg musique yéeg bavarder ba ngoon bu jot ba sa xol sedd nga wàcc ñibbi jëlewu fi Macky Sall donc loolu noonu il faut gars yi bàyyi ko xel que ni loolu jëlewu fi Macky Sall bavardage Macky Sall sàcc la Macky Sall nangam live yeeg yëpp baax na nag kenn waxul baaxul de franchement voilà baax na trop mais li fiy jëlee Macky Sall dëgg mooy rapport de force te bu ngeen gisee saa su opposition bi dafay demander jamono ji Macky Sall a compris une chose que ni saa suñu interdire opposition bi marché rek da ngay gis pneu yi tàq lacrymogène dëkk bi xaw a yëngu du arranger Macky Sall maintenant mu comprendre ne léegi saa suñu demander autorisation rek dama leen koy may fu muy léegi loo ngeen ci gis ñëw wax ba sa xol sedd 18h heure bi jot na sama gars heure bi ñu mayoon jot na on replie bagage wax dëgg yàlla place de l'Obélisque tey ni ngeen ko defee woon noonu mënoon nañ toog jël ay dispositions yoo xamante ni
population bi du fa jóge en permanence dañuy def sitting di wax suñu soxla donc bon Sonko n'a pas encore présenté son programme, c'est une vision qu'il a présentée pour le moment. Ah bon? moo tax léegi Sonko déggal ma naan Sonko Macky Sall danaan gars yi léegi saa yi suñu demandé autorisation rek nañ leen ko autoriser bu ko defee ñu wax ba seen xol sedd wax ba géex ñibbi du mujj fenn demander autorisation léegi loolu opposition bi bu ko comprendre bii mooy 3e marche bu ñuy autoriser amul bavure amul dara wax ngeen ba sonn ngeen ñibbi mais il faut changer de tactique sama gaay il faut changer de tactique mooy lan taxaw def benn communiqué ne suba dañuy marche par force fan mooy invitation ministère de l'intérieur nga ni ministère de l'intérieur lañ jëm fan mooy invitation place de l'indépendance nga ni place de l'indépendance la ñu jëm waaw ne na gaa yëpp ni ñëw Sandaga joxante rendez-vous nga xamante ni opposition bi kii du jaar nord kii jaar sud kii jaar est dañuy dankaloo population bi toll topp seen ginnaaw waaw rapport de force mën a créé wu bàyyi ay bind lettre rek ñaan autorisation ak nangam ki ngay xeexal moom boo koy ñaan autorisation à chaque fois day jël ay matukaayam te jàpp naa ne loolu noonu day am longueur d'avance ñun il faut que l'opposition change de méthode te méthode bi mooy il faut que mu gën a radical ci combat bi il faut que mu gën a radical donc mooy loolu donc sama gars yi loolu laa leen indiloon tey comme programme waxtaan di leen jox rendez-vous incha allah vendredi prochain bu neexee yàlla jeunesse bi bon jeunesse bi de mën naa ne 10% de la jeunesse ñoo pare waaw am na ñu pare y a des patriotes qui sont prêts mais 10% yeneen 10% yi Wally Seck lañ tal Pape Diouf lañ tal Modou Lo ak Balla Gaye lañu tal ak Youssou Ndour la preuve barki démb bi Bougane Gueye di oote opération faxas ci réew mi place de l'Obélisque mais la fa nekkoon ci nit da ngay mër nga dem au même moment Balla Gaye laa wax moom kese open press remplir stade bu Guédiawaye nga xool loolu rek waaw nga jël li ñuy wax nuñ ko xatee naani booy yooyu lañ tal waaw jeunesse bi actuellement loolu lañ taluñu leneen waaw donc jaajëf Fa Diallo maa ngi lay béggee bu wér sister donc mu ngi noonu daal di béggee ñëpp di jaajëfal ñëpp aussi xam naa ni incha yeneen i bâche bi yàlla one love waa Idi gis nga de kenn mënul wax lépp moo tax xam nga rek dañuy wax xam nga loolu la rek mais mooy loolu daal li wér te wóor mooy lépp loo xamante ni ñu ngi koy wax dañuy fexe di ko waxee ci àqulaay temps la passé suñu bànneexu bakkan waaw dëgg yàllaa ko moom ñun on n'a pas le monopole de la vérité ni du savoir ni de la connaissance mën nañ juum nag suñuy analyse parce que souvent da ngay gis ay post souvent da nga naan non ils n'ont pas compris prédiction analyse ak devin dafa ute am na ay liveurs dañuy def divination ñoom dañuy taxaw di jéem a deviner di def ay prédiction waaw lii dafay am par force maa leen ko wax du deñ loolu prédiction la da nga prédire dara kooku bu amul rek da ngaa fen bokkul ak ki nga xamante ni daf ne nangam ak nangam nii laa ko gisee te buñ deful nank de lii dina am kooku dafa def analyse boobu noonu mën na am comme mën na bañ a am
parce que waxul ne dafay am mais daf ne mën naa am on met tout au conditionnel parce que da ngay gis ne tey jii nii opposition bi di doxalee rek da ngay xam ni Macky Sall buñ ci demee élection conditions yi Macky Sall dafay gagné sauf rapport de force am donc loolu noonu soxlawul bëri xam-xam pour xam ko voilà donc am na benn kii bu bëgg a participer ñu xool ba bu ko defee après ñu def ñaan non le mal est trop profond Doudou Bass waaw le mal est trop profond weesu na fi ñu koy natt actuellement li xaw Sénégal ñun ndaw yi nag ñoo ko mën a jëlee waaw maa ngi ñaan bépp patriote bu ko mën rek na wàcc Sénégal ci xeex bi képp ku ko mën képp parce que yàlla mën loowu ko ñëpp waaw am na ñoo xamante ne paas bu leen yóbbu Sénégal sax amuñu ko te bu ñu sañoon heure bi fekk combat bi fekkee lépp am na ñoo xamante ne yor nañ paas mais bu ñu génnee réew ma ñu ne duñu duggaat loolu yëpp da ciy compter ñu bàyyi ko xel bu wér a wér a wér waaw jaajëf Marie Jeanne Diouf laay jéem a dugal nii mais ajout en cours rek la def ajout en cours rek la def peut-être c'est le réseau moo ko waral donc bu ma sañoon nga dugg ak kii aussi nuñ koy waxatee Leuz waaw Leuz aussi même chose la def maa ngi lay jéem a dugal mais ajout en cours rek lay def waaw. waaw mais ziar salaamaaleykum. waaye mais bro naka mu. waaw ziar naa la wër bro. bëggee bu wér a wér. di ziar gars yëpp di seetaan live bi di ziar mouvement dafa jot jaajëfal ñëpp. jaajëf. waaw bu ko indi sama contribution rek ci. waaw waxtaan bi tey. gaa yi ngi lay déglu. ma bëggoon a wax ah. ma ne ñëpp a ngi lay déglu. waaw li contribution ma bëggoon a indi mooy que ni rek. gis nga sénégalais bu ñuy yeewul bàyyi Macky Sall muy déroulé li muy déroulé. gis nga Sénégal ci boppam. man je me dis que ni nit ñi ci seen bopp ñoo bëggul dara wala man ci sama bopp j'arrive pas à comprendre wala je comprends pas quoi franchement. yow ñu ngi wootee rassemblement gars yi dem fa juste pour du folklore ngay dégg tamay man bi ma déggee tamay laa génn ci live parce que ça m'intéresse pas du tamay moo ma intéressé mais gars yi dañ fay dem di fa def seen ñàkk fayda yooyu gars yi dañu war a def mooy que ni amul jóge point A dem point B non am nga coow li la egg jóge fi ñuy jógee dem ba palais fekk fa Macky Sall déloger ko mu génn wala gars yi dem taal assemblée nationale ba vraiment comme Burkina et puis leaderu opposition bi lan la ñuy xaar pour jiite combat bi ñoom dañuy xaar benn kenn jóge fële ñëw diriger combat bi non du dem il faut ñoom ci seen bopp ñu jiitu ni ko Ousmane Sonko dafay keroog mook Barthélémy Diaz dem doxantu ji ñoom it noonu lañ ko war a defee manko doon benn dem xeex waa ji mu jóge fi dëgg la loolu dong moo ko fi mën a jëlee mais nañu nekk fii di raay Macky Sall les Sénégalais yéen laay waxal continuer leen di raay Macky Sall ba xam kan moo koy yëg man du ma ko yëg sama mbaale kuy parce que nekkuma Sénégal gis nga gaal dama lay wax franchement parler gis nga man combat bi sax man mi ngi may bëgg a commencer soof parce que xam nga lu tax. non bul découragé bro da ngay def live di def li ngay def yëpp bëgg Sénégalais yi man ko bëgg Sénégalais yi nekk benn mais duñ ko def fi la ñuy ne di parparloo di xëccoo di lii bu sam baale kuy billahi bu sam baale kuy de ça xam nga xoolal man mënoon naa toog sama ruqan maa ngi ak suma liggéey maa ngi ak suma gàlle maa ngi ak suma lépp loo bëgg mënoon naa toog fii nopp ci combat bi du ci ngang bàyyi leen ñu reyante seen problème la parce que rëcc na mais non du ma ko def parce que j'ai une famille au Sénégal te bëgg naa nit ñi mun a nekk ci jàmm Sénégal bu nekkul ci jàmm du ma mën a nekk ci jàmm mais di jaay nit ñi doole di jaay nit ñi yow da nga am doole da nga mënoo doo dara Macky Sall il est rien du tout gars yi fal nañ ko démocratiquement moom mu ñëw bëgg a jaxase nday carte gi bu ko Abdoulaye Wade su ko defoon ba mu yéegee benn parti mooy am Sénégal muy PDS mais defu ko dafa bàyyi ku bëgg a bokk mais tous ces gigolos dooméram yi ne ci ginnaaw gars yi
bu ma déggee des fois ñu naan wéy non diw baax na de pourtant mais ñi ko wër ñoo baaxul mais c'est faux. àndal rek. kenn baaxul. ñoom rek nga bokkal ñoom rek nga mën a nekkal dañu wante dëgg bro. léegi nag bu fekkee Sénégalais yi ñoom combat bi bëgguñ ci dara ay folklore lañ bëgg lan mooy jóge xaw ma fan naan yaa ngi dem ba RTS lan mooy RTS su sont pas les couilles de RTS waroon gars waroon nañ taal bu yàgg bu takk jëppët bu yàgg te c'est une chaîne de merde Macky Sall la fi nekkal le cas de Madiambal Diagne la Madiambal Diagne foo ñu jàmb nday xuuru baayam parce que doomeeraam la Macky Sall moo leen di yónni ñoom ñëpp Cheikh Iril Seck xam nañ ni mu demee tëddee nday doomu jàmbur rek lañ ko nekkee Madiambal Diagne te li ma gën a metti ñoom dañuy sàcc nday xaalis bi def lu leen neex ba pare naan population bi non il faut ngeen jox ma deuxième mandat pour l'emploi des jeunes patati patata mais ku la ne di jox na ku la jox ne la dina la jox reer nga gëm ko ci kaawu Macky Sall laay waxee de ma xam ni yow sa xel mi baaxul sa xel mi dafa nëpp billaay te déjà man gars yi waroon na fekk moment bi yenn institution yu mag yi ne Sénégal yëpp gars yi taal ndayam dëkk bi jax gars yi mun ci génn mais buñ ko deful duñ ci génn dañ bàyyi Macky Sall mu déroulé li muy déroulé danaan gars yi dem leen def seen i marche dem leen def seen i ngeen di def après ngeen wax noppi coow li jeex non ngeen nit boo bëgg dëgg la de indépendance yaa koy jox sa bopp ma ne la gis nga France doguma la de gaal doguma la de mais gis nga France bi ñu tollee ci benn moment population bi gis ne ñu ngi souffrir dañ cee jóg roi bi la gars yi jàpp dagg nday bopp bi coow li jeex c'est pas une question d'être radical j'appelle pas à la violence mais li ma bëgg mooy que ni il faut nit ñi jóg mais jeunes yi lu leen gën a neex wooye des combats Balla Gaye combat lii combat laa Balla Gaye jël na nday xaalisam ba pare lekk ndey Modou Lo la même chose yeneen mbëri la même chose ñii lay ni dem di seetaani ji bu ñu demee ëllëg bu ñu amul dépense bu ñu demee taxaw buntu kër Balla Gaye di fa laaj dépense gars yi saaga seen nday wala duñu leen sax gis nit da ngay am fulla nit da ngay muus man lu ma waye di am na yoo xam ne doomu ko defloo donc voilà du ma occuper ligne bi non nice yow kay xadd nga kaaba gi man li ma ci bëggoon dolli rek mooy am na loo wax sànq maanaam wootewuma violence xam nga yooyu jarul ci sax di préciser na gars yi gis te dañuy woote violence wala dara xam nga tey gis nga l'islam li nga xamante ne man tey jii nii lépp lu ma am ci kaw suuf moo ma ko gënal mooy sama diine mooy islam ci jixaat la taxawee ci xaar dafa leer ba ko yonent bi taxawalee te ba mu koy def calculé wul ne li muy def violence la wala dara dafa nekkoon ci mission te matal na ko waaw dafa am mission boo xam ne suñu gis nga génération bu ne suñu borom da lay jox mission te ñun suñu mission mooy ci xaar mais boobu loolu daan dañuy woote violence wala woote wuñu violence ku gis que dañuy woote violence sa problème la yow la engagé ñu suñu réew dañu nekk saaxe ñu ne dañ ciy jóg ku gis ne dañoo violent aussi c'est ton problème loolu jarutul sax man pour man ñu ciy mais le truc c'est que man sénégalais lan la ñuy xaar pour génn dañuy xaar tubaab bi ñëw génne leen ci wala yàlla ji wàcc Sénégal non mais dañuy nax seen bopp tubaab man xoolal billahi wallahi du ma la ko naxa du ma la ko nëbba des fois damay toog waxtaan ak sama jabar bu ne moom mais yéen est-ce que ay nit ngeen man gis nga des fois su ma waxee loolu ay ree daf may jàpp en même temps je suis content en même temps sama xol bi day bon day na waar de billahi damay toog des fois ne man est-ce que ñun ay nit lañu nañu dem loué ji Paul Kagame après man moo gën a voilà moo gën le cas de Moustapha Diop là le maire de Louga dooméram boobu nekk Louga il a jamais rien fait pour Louga musul defar dara Louga naa la xamal leen man je suis Lougatois je renie pas mes nu ma la ko mën a waxee je renie pas mes origines mais le problème c'est que Louga ci seen bopp ñoo amul fulla amuñu xaalis
du Louga kase du Louga si kase lépp de ci mbirum xaalis dañ ko teg boo yoree nga nekk ak ñoom yoroo dara nekkul ak ñoom dara Moustapha Diop je vais te dire une chose Moustapha Diop en 2004 di rang ndayam buntu kër kii nu mu tuddati sax waaye l'imbécile là qui a transhumé là il y a pas longtemps xaw ma naka Diagne Modou Fada Diagne ñoom ñëpp fa lañ doon dem di rang mais bu ma xëy bonjour ma dégg ñu ne sa ay milliards la yor man ay ree moo ma jàpp te ba pare lu koy neex lay def Louga mi ngi nii musu fa def dara te et puis il est le maire xam nga lu mu leen may ab balayeuse mooy oto yooyu di bale mbedd mi te su Louga nga xam ne suuf la bëri amul fenn fu muy bale may wax mu ne day installé 600 lampadaires musu fa def dara bàyyi ba élection yi ñëw ñu naan dañ ko fay def acharné wu ma ci benn nit mais je les globalise ñoom ñëpp ay doomeram la Louga du cas isolé loolu boo xoolee à part Dakar nga xam ne Khalifa moo fi nekkoon di jéem a def dara ñoom mais tey jii nii ban gox ngay dem ba ci Aliou Sall nga xam ne dëkkul nday Géejawaay mais dara lañ fa deful bi gën a garaaw mooy région centre yi waaw nord vers le nord ci alpulaar yi mais foofu du ko waaw mais émigré yi ñoo ko fa def ñoo cotisé mais xoolal tabax bopp seeni hôpitaux seen lépp mais ba tey jii nii Macky Sall la ñuy tàccu te dara la fa deful dara du hôpital xam nga ce qui est magnifique dans l'histoire bi yëpp c'est grave dafa am benn poste bu ma seetaan bu ma xool tey je pense que benn article su ma juum parce que xooluma en tête bi quoi mais dama lire noonu vite fait gis ñu ne Macky Sall mi ngi waaj a inaugurer le pont transgambien mooy pont Gambie Sénégal Gambie Ziguinchor pont boobu ñu ne da koy inaugurer voilà man bu ma remercie Macky Sall non bro dama doon aka rendi sama bopp pour lan moom sénégalais yi di ko gërëm pour lan tegu ko fenn gars yi teguñu ko fenn te góomu ni sax non gis nga li ma gën a metti mooy que ni yow boo demee bay tabax bay defar un pont buy def diggante Gambie Ziguinchor te le pont de Ziguinchor lui-même pont bi léegi mu daanu li ci des barewul ma ne la ñaari camion 16 tonnes mënuñu cee yéegandoo benn par benn la ñuy jàll au lieu ñu defar ko doog a ñëw ci pont transgambien bi duñ ko def non man j'ai rien contre ce pont là mais war nañ ko defar bu yàgg mais dañuy xaar ba un deuxième bateau la Joola am ñu ñàppandeem jël seen avion yi naan dañuy dem di xool yi lan moo fa am ak lan moo fa amul mais population Ziguinchor aussi daf ci les politiciens yi fa nekk tekkuñu fa saram ndeyam lu ko commencé ci ay Robert Sagnac gars yooyu ñoom ñëpp tout le monde. ñooñu ñëpp ci catégorie li ma doon wax. ñoom ñëpp ci le plus voir être fusillé comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp la ñu war a rendi ndeyam parce que dañ fee war a jógee sénégalais yi une bonne fois pour tout gis ngeen bii paa nii mooy sunu sànni tàccu bu ñu bàyyee ba Macky Sall brigué fi ba Macky Sall toogaat bu toogaatee sénégalais yi danañ mere ku leen deful dara man su boobaa moom sénégalais bu ma ci ne bii wax Macky Sall dana jaar ak yow fu bon di nga gis magum jëm matt baaraam moom wiccax yëngal bopp bi rangoñ yi daanu waaw mu ne maa tooñ suma bopp nag voilà boobaa nag ngay gis nag ñu xeex jóg leen ñu man maa xeexatul bis bu Macky Sall faloo ba fexe ba am deuxième mandat xeexatuma li may xeex dama koy xeex man le 24 février laay xaar de instant bi maa ngi ci combat bi le 20 voilà instant bi maa ngi ci combat bi le 24 février laay xaar gis nga 24 février bu Macky Sall déclaré Sénégal pare naa ci c'est terminé bu yeboo na taal nday Sénégal sama néew amul sama maa ngi sama nijaay na taal nday Sénégal ray leen coow di jeex ñu mën a jël gaal ñi yàlla wërsëgal ñi am million ñuy souffrir on s'en bat les couilles du reste jeex na et puis c'est tout on passe l'éponge et puis voilà donc dina ziar bu wër di ziar tous les patriotes jaajëf Diop jaajëf Assane Diouf nag gars war nañ koo libérer nag ñu bàyyi seen dooméram yi def ni di ko jiiñ ay dafa dof ak
gis nga non non dañoo yàq. man Sénégal am nañ problème Right. mais maa ngi lay jaar bu wér di la bëggee jaajëf. One love bro one love. waaw kooku mooy sama bro. ils sont très violents ci langage bi comme ci jëf da nga koy xool ci làmb jeeg nawetaan bi rek dañuy xeex dañuy reyante dañuy def lépp mais il faut un leader am na loo xamante ne mooy booster mooy may fit ñeneen ñi ci des. keroog la preuve en est que bi Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias nii bërët waxuñ kenn kaa leen topp ma dañoo dox nii rek nga gis patriote yëpp génn ñëpp génn yaay gis ñoo xamante ni dañu dem tëj seen place ne tey la tey dañuy reyante parce que gis nañ seen leader loolu la leader di jariñ leader day may fit day tax xel dal comme capitaine ci équipe rek waaw comme capitaine ci football rek waaw. man loolu mooy li nga xam ne moom laa ci gis man mais je suis entièrement d'accord que ni du combat boo xam ne dañ ko war a bàyyeek Ousmane Sonko kese wala Idrissa Seck kese wala opposition bi tout court déedéet c'est une manière de parler que ni ñoom tey jii nii dafa am mbooloo mu bari bu leen yaakaar xanaa même Balla Gaye bu jugoon sax génn am ñu ko topp mais am na mbooloom Balla Gaye boo xamante ni tey mënuñ tëb rek ne dañuy defal dara Balla Gaye déedéet bu Balla Gaye initié rek da ngay gis gars yi topp ci ginnaawam donc leader loolu lay jariñ comme Ablaye Wade ni mu ko doon defee au temps man depuis Ablaye Wade laa gëj a gis yooyu depuis Ablaye Wade laa gëj a gis un leader buy jug mbooloom yëpp topp ci ginnaawam malgré ça Ablaye Wade n'est pas mort on l'a pas tué on l'a pas frappé donc mu ngi noonu daal foofu laa doon waxee man. ñu jugalaat Badara Lo ba xam ñu waaw Badara Lo jéemal dugg domal kii nga duggaat ñu xool Sa Majesté. waaw Issa Fall envoyé demande ci écran bi après naa la dugal waaw Sa Majesté yow raar nga de. si bon raar naa yaa ma gën a xam activité yi rek. dëgg la naka mu. waaye gërëm yàlla naka waar. jaajëf gaa ngi lay déglu rapidement. waaw lu ndaw rek laa bëggoon a intervenir mooy d'après li système bi wax. parce que àdduna moom loo fi mën a gis kenn mooy jiitu. même Ablaye Wade bi muy soog di commencé ñi ko gëmoon matuñu 10. mais daf cee nekk nit ñi di koy gëm di ko ciy fekk si ba mu mujj am li mu am. Nelson Mandela aussi noonu même l'islam sax noonu la taxawee benn nit moom moo jóg ñaar fekk si ko si ñett fekk si ko si ñeent fekk si ko si ba mu doon tey ay milliards ci àdduna bi. donc bu kenn ku nekk ne man du ma jiitu wala man du ma si joxe sama bakkan duñ dem fenn. waaw j'espère que il faut mu am kenn koo xam ne day volontaire jaay bakkanam Sénégal jaral ko nit ñi fekk si ko si askan wi fekk si ko si xam nga. ba pare protéger ko sax. parce que boobaa askan wi dañuy doon bouclier humain ci moom ak ku mu mën a doon tey booy wàccoon ak ku mu mën a doon. combat bi toll na foo xamante ne ku ci wàccoon ne day jiite xeex bi. da ngay am bouclier humain. parce que population bi day wàcc ba pare taxaw wër la protéger la nekk balaa ngaa laal kii di nga ma laal ba noppi waaw. c'est vrai aduna loolu mën a gis sax noonu lay demee. même suñu njiiti diine yi kilifa yi ñëpp koo mënti gis ci aduna bi muy door. li ko gëm matul 5 personnes. am na ñoo xam ne seen propre parents sax gëmuñu leen woon. am ñoo xam ne ni seeni soxna sax gëmuñu leen woon mais au fur et à mesure nit ñi dañ lay xam ne yow mi li ngay def affaire patriote la ñoom ñu kenn ku ne di ci gis boppam di la ciy fekke si ba nga am li nga bëgg. mais munoo xëy ne bala maa départ rek il faut ma am 1 million sama gannaaw loolu mënul nekk c'est impossible. dëgg la bon loolu rek laa bëggoon a joxe comme contribution. daa leen di jaajëfal. jaajëf. ok merci beaucoup jërëjëf. voilà donc li Marie-Jeanne wax aussi rek la. honnêtement parce que tamit mënuñ ko bàyyeek ñenn ñi rek parce que amul benn catégorie que ni diw kese moo war a jiitu déedéet mais il faut que am ku jiitu quand même waaw il faut que am ku jiitu ku bëgg akara da ngay ñeme kaani gaa yëpp wàcc comme ma ko waxee waa bro allo bro
waaye affaire yi de ba tey leerul de xam naa ne yow moom après foog nga xool pôle bi dégguñ dara day suus rek. dégguñ dara de dégguñ dara. waaw ma dugal Issa Fall après ma dugal Jiji ma xool Issa Fall ba xam. lahul wujudul azim. waaleykum salaam wa rahmatullah. Seydina Issa. jaajëf ñu ngi lay bëgg. waaw tawfiq alhamdulilah. man moom musuma participer franchement. damay xaw a nerveux tuuti sax mais. man sama contribution li ma bëggoon wax mooy. man yaakaar naa pour sénégalais pour ñu yeewu franchement ah. il faut ñu dugal leen ci gaal ñoom ñëpp. ñu indi leen fii. bàyyi leen ci mbedd bi ñu galéré ñoom ñu galéré pendant 2 ans. wóor na jàll ci mbedd bi ci seddaay bi fii ci kaw bi fii nii. gi nga bu ñu ñibbee dinañ rek lay nekk nit. Issa moo sadik nee na ci sedd. non mais c'est pas vrai ay nit yu nga xam ne mais ay nit yu nga xam ne dañu mel ni ay nag. mais yow nit bu lay xeexal mais nga jéem a xeexal sa bopp. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. mais nit bu taxawee nit bu ñëwee fii ba Europe man du ma la nëbb man Europe fii man fii laa màggee. bi may ñëw fii man dama pare collège Sénégal ma ñëw fi. fii laa gën a yàgg que Sénégal fii laa gën a xam que Sénégal. mais man sama dëkk moo ma ñor. parce que xam la moo tax man dama màggee fii nii. tubaab yi nga gis tubaab yi ni ñu lay toroxale ni ñuy toroxale nit ku ñuul. kenn respecté wu la. xoolal ma ne la xoolal pakistanais bi gën a bon bi gën a kii sax du la respecté. parce que la moo tax parce que ñun gëmuñu suñu bopp respecté wuñu suñu bopp kenn du la respecté ñëpp yaakaar na ni ñoo la gën. mais léegi yow après yow nga jug di xeexal sa bopp di xeexal sa bopp di xeexal sa dëkk. parce que man xoolal man li may am naa ko fii ba pare man soxlawuma dara Sénégal. soxlawuma dara Sénégal mais nit ñi ngay xeexal pour bëgg sa askan mu mel ni comme askan yi nga gis comme nit ñi nga gis fii nii comme fii Europe ni mu mel wala États-Unis ni mu mel nga yéene ko sa dëkk xam nga pour patriotisme billahi yenn saa yi damay toog di seetaan sama xol day bon damay jooy sax mais après da nga leen di défendre jéem a défendre mais après ñoom xoolal li gën a benn kii bi gën a précision bi gën a kii ba ma bëgg a jox rek mooy yenn saa yi da ngay dugg si site Sénégal yi nga jékki-jékki gis ñu ne waaw par exemple Ousmane Sonko def na benn dénonciation nee na kii sax ci na xaalis mais da ngay gis ne nit ñi si seen bopp ñoom ñooy nekk di ko saaga naan waa kii mythomane la kii lii la dugg fi génn na fe te fekk ñoom xamuñu lan mooy dénonciation yow tey jii nii par exemple Mamour Diallo bi ñuy jiiñ affaire bi loolu bu fekkoon Europe bi fii la journalistes yi seen bopp ñoom ñooy dem xoolal investigation teg ko pression ñooy dem teg pression Mamour Diallo mais xoolal 24 heures day démissionné après juge mooy ubbi instruction ñëw jël ko yóbbu ko entendre ko. mais balaa Mamour Diallo sax mais Mbaye Prodac amul benn journal. ñoom ñëpp a yem bu ci def investigation pour xool dëgg bi fan la nekk. waaw amul benn journal amatuñu journaliste d'investigation fu mu ne nii amatul Sénégal. parce que yow fi mu nekk nii xoolal affaire Sonko bi ñu wax affaire bi nu mu louché yow nga dem si benn site ghanéen rek dem jël foofu benn information ne waaw génne ko Seneweb oui xaw ma lan ak lan maanaam ñoom man xaw ma ñoom est-ce que ay journalistes lañ parce que ñoom ni ñuy liggéeyee c'est déplorable. mais ñoom preuve yi ñu defar naa la xamal loolu c'est très facile. waaw dafa yomb trop amal sa benn ordinateur rek pencam kat donc boo ko amee installé ci say logiciel da ngay dem copier coller benn lettre jël logo bi xam nga imprimer ko taf ci mu jeex. logo dañ koy defar nii comme niñ defaree logo dafa jot comme niñ defaree beneen logo c'est très facile. facile liñ def. mais affaire bi amul bopp amul genn franchement amul bopp amul genn. niñ ko defaree amul bopp amul genn. xam nga man dama nekk fii man dama lay wax dëgg musuma man politique Sénégal musuma intéressé franchement parce que man dama ne ñoom ñëpp a yem paa yooyu nga xam ne depuis ay 1900 xaw ma ban at ñu ngi nekk Sénégal mënuñu fexe ba sukkali dëkk bi même gens yooyu ñoo fa nekk
man moom képp ku nga xam ne faluwaat nga même bu fekkee man Ousmane Sonko laa àndal man xam nga. parce que man moo ma doy. xam nga man Ousmane Sonko nee naa du ànduma ak moom parce que daf ma neex wala dama bëgg lii si moom wala dama bëgg lee si moom non dama ànd ak moom parce que moom li muy défendre moo tax. xam nga mais su ñëwoon tey jii nii jël Tanor Dieng wala keneen jël ko teg ko si gouvernement bi wala mu commencé di def Macky Sall di def nii dama koy weddi saaga ko laay def. waaw. loolu parce que affaire bi du affaire nekk fii naa waaw Ousmane Sonko wala kii wala kee man karimiste la man sonkiste la man kii la non sénégalais nga premier patriote. waaw. jaajëf Isa kontaan loolu moo la sama contribution. baal ma nag man loolu rafet na wax ji rafet na jaajëf. waaw li mu wax am na solo trop. li mu wax am na solo. ana Jiji sax borom xorom bi Jiji nee na daf may xorom su ma ko dugalu mais moom dama ko gisatul. voilà donc Mouhamed Lamine Diop maa ngi lay jéem a dugal aussi mais bof pas de réponse donc ma xool ndax Jiji mu ngi fi bon gisuma Jiji aussi en tout cas altine daal man altine à partir de lundi mën naa leen wax après fii yëf yi mujj incha allah waaw bro. waaw mais one love bro ziar naa la. Free Assane la ñu wax ñun. jaajëfate man bëgguma ko ma xoroma surtout yow. non man kay taay moom sama camion la ar gisoo tay bu ma mayee béjjën bi ma naree dëggantayu Macky Sall moom laay maye. jaajëf gars yi na ngeen def maa ngi ziar ñëpp. jaajëf. gaa ngi lay déglu. ça va la ma la waxoon rek laay delluwaat. dama la wax ni. man franchement bu fekkee ne taxawaayu opposition bi moom. man folklore yi nekkuma ci ay dem wone sañse taxaw def ay discours yooyu dafa jeex affaire jaay doole taar yooyu dafa jeex. yow manifestation bi sol ay basin. affaire bi bu ñu nee rapport de force man dama yaakaar ne rapport de force bi gëmuñu ko trop parce que rapport de force da ngay dox dem benn endroit ñu ne la doo fa dem nga ne fal force damay dem loolu mooy indi déclenchement. wax dëgg yàlla ñaareel ba mooy man du ma ne waa Sonko du ma ne Sonko tamit parce que man ci Pastef dama jënd carte de membre yàgg na bokk ci. il faut que ñuy nangu xam ne moteur oto dafa am déclencheur. dëgg la. déclencheur dafa baax parce que man tey bu ma génnoon taxaw ci mbedd mi rek waaw su ma génnoon tey taxaw ci mbedd mi yuuxu dañ may tëxañee teg na le kenn du ma topp kenn du taxaw. dëgg la. mais am na nit yoo xamante ni yàlla moo def loolu ci ñoom leadership dafa am. Ousmane Sonko li topp ci moom yàllaa ko def loolu il faut parfois ñu koy nangu te xam ne moom moo mën a porter suñu combat parce que ñun ñëpp dañoo geddoon politique. lu tax parce que dañu yor chapeau boo xamante ni amuñu woon kuñ ko solal. ñu solal ko moo tax ñu dellu si waat. donc benn instant sama troisième point bi mooy li ma doon wax rek Macky Sall dañ ko topp ci jeu de trop. mooy dafa am loo xamante ni déclencheur la tamit moo déclenché lii yëpp muy lan xorom bi tant que ñu ngi koy bàyyi def nañ lu ko neex parce que dafa imposer parrainage opposition bi topp ci muy teg ay loi am opposition bi di ci topp mu toog xam ne saaga yi mooy doxal ndeyam mu imposer ñun tamit ñu topp ci waaw mais xorom bi na jolli lu tax ñuy freiné na rëbb ñëpp parce que moom moo taxaw ci kanamu ñëpp ne am nañ moyen yoo xamante ni mën nañ traquer ku nekk fekk la fa nga nekk jàpp la moyen yooyu man ma ne ko mënoon nga ko ñëppandeem utiliser pour jox ñu suñuy carte d'identité. dëgg la. yaa may dégg. bu baax. donc xorom boobu nag moom ñun tamit ñun ñi bokk côté xam nga opposition dafa am opposition xorom am. dëgg la. ni mu gañee opposition noonu la ñu gañee ñun tamit parce que xorom yi gars yi nañu bàyyi yaru ay affaire de yaru yooyu taxawut boo jàkkaarloo ak ñoo xamante ni sàcc lañ dëkke sàcc moo gën a yées ku ñàkk yar. yaa ngi dégg. dëgg la. troisième point bi mooy jeunesse su Sénégal man léegi sama xorom yi jeunesse bi sax dama leen ciy boole. parce que mënu ma comprendre da ngay wax ci live bi sax ñu ne la. wàcc jom. déglu ma ñu ne la wàcc si leen mais yow katal sa ndey yow nga yor sa kër
kër gi tilim nit ki ne la raxasal ndeyi kër gi nga ne ko kaay raxasal ma ko xanaa loolu mooy ñàkk jom. wax dëgg yàlla. ñun xoolal bu Sénégal di takk ndeyam am nañ lu ñu jënd billet dem suñu yoon. vraiment. xooluñu loolu yëpp ñu wàcc nekk fi di ñefe tay la suñu live ñun ñi ñëpp kenn ku si nekk ñu ngi lay rëbb man waa APR dañ may woo damay saaga mbër ba sama gémmiñ gi dootul am tuuti. dëgg la non jiji moo ne. te Sénégalais yi foo waxee doomaraam yi amul njëg dépense ñoo lay tontu. billahi wallahi. doomaraam yi amul dépense ñoo lay tontu. boo nee cëpp dajeeg ñoom lu ñu lay njëkk a wax waaye mbër affaire yi dafa dëgër affaire yi nii man la buy dëgër nga katt sa ndey génn leen ñu xeex gis nga gars yi li ñuy plié nii ñu koy wax diw sàcc na nga naan waaye kii mito la mais li mu sàcc sa alal la. wax dëgg yàlla vraiment. ba pare wëlbatiku ñëw imbécile que téye nga topp ci ginnaawam di tàcc woy di yuuxu ku ko laal nga xataraayu te sàcc ngay say non mais attends xoolal non mais man je comprends rien du tout. non doy na waar doy na waar man de li gën a probable mooy ñi tey ñu nekkee dañu leen a liggéey. ba pare déglu ma de man am na ñoo xamante ne dañuy wax naan wéy jeunesse su sénégalais dañu kii comprendre ñoo gën a comprendre nday lépp. lamb ji xam nañ date bi xam nañ kañ la dañ ciy sacrifier seen lépp am na ñuy tëj seen atelier am na ñuy def lépp. dëgg non mais bro doo xaaral ma dagg la. gis nga ñoom bu ñuy bëre. Modou Lo Balla Gaye boy yi dañuy veiller dañ une semaine avant xaw ma 2 semaines kenn du jaar ci koñ ba dañuy sécuriser koñ bi. waa ñu fekk seen ndey lañu. du ñu nelaw ndax lan warul mbër bi kenn du ko laal. tey rek maa ngi gis benn xaw ma kan kuñ jàpp ñu ne xaw ma kan moo ko yónni pour mais ma ni seetal ma lii rek. ñoom pour mu andi ay xoo xam na. pour mu andi ay xoo ah. pour mu andi ay xoo xam na. waaw pour mu indi ay xoo léegi bu ko defee mooy loolu léegi ñoom dañuy veiller bâche koñ bi te boo leen woowoon ci xeex loo xamante ne tey seen avenir u réew mu ngi ci ñu ne la taluma loolu man sama liggéey laa tal vrai doomeram waaw. non mais man comprendre ma dara bu doomaraam ji wootee doomu coon sekk bi xaw ma. waali góor jigéen boobu nu mu tuddati waali. gaa dañ lay mere de waali dafa bëri fan si fii de. waaye na nga kat seen ndey na ma ñëpp mere déggoo ma ne je sax damay saaga seen ndey léegi na ma ñëpp mere man je m'en fous je m'en bats les couilles na ma ñëpp mere. waali daa bëri mbër dama la wax ne waali ak keneen ki nu mu tudd ko waa ji sant Diouf. Pape Diouf. Youssou Ndour. ak gis nga ak ay Rosa wook affaire yooyu ku ci woote jeunesse Sénégal bi ñoom ñëpp a dëgg seen ndey di toppandoo nu ñuy soloog def yi kenn xamul mais taluñu ñi leen di ruiner. Gaston Mbengue xoolal non man franchement parler man comprendre ba mënatuma sax xalaat. man sama bopp dafa mel ni man dama yenu lu ma antanu. doy na waar de en tout cas da ngay toog yow kese wér xol bi di bon te doomaraam yi tout le temps dañ leen di diriger ci yoo xamante muy xeetu journaliste xeetu suñu nitu kilifa yi ñuy wax sëriñ si ak nitu intellectuel yu ñuy wax ñun yàlla moo ñu nattu quoi parce que ñi ngay woowee sëriñ ay doomaraam lañ intellectuel yi ñi ñu naan soi-disant ñooy ay universitaires yi ñoo gën a ubbi seen lëfal ndey donc nga jubal ci journaliste yi gis nga lu am solo duñ ci asarne wu de lu am solo gis nga même nit bu baax xoolal doomu mbaam xuux bu ñuul bi nu mu tuddati waaye mbaam xuux bu ñuul bi nekk TFM Birima xoolal Birima ak ma dambal ñaar ñooñu man mënu ma leen comprendre parce que man mënu ma comprendre ku dof la ñuy jox micro koo xamante ni mën na wax gars yi topp si ay fan ñooñu la ñuy jox micro Galsen mais TFM ñoom ñooy complice su Macky Sall de TFM li muy def defu ko TFM xanaa man mënuma comprendre ma dambal bind li muy bind ci Sonko rek ñu invité ko faram fàcce man mënuma comprendre lool mais yow kaay ma wax la benn domaine mi Sonko accusé ba tey woowuñ ko faram fàcce ne ko kaay faram fàcce dañ la jiñ mais kaay ma wax la benn affaire xam nga sénégalais yi tellement lu leen muur mbàjj dafa yomb sénégalais yi lu leen muur mbàjj dafa yomb boo yeewoo rek ne sama buntu mur sëñ nanga ma fa feeñ rek si saa si def nañ la sëriñ feeñ sa kër mais gis nga temps bi fii doomaraam yi naan bàyyi nañu Youssou Ndour rek Youssou Ndour élément yaa ngi koy daw parce que dafa féete côté Macky Sall loolu yëpp ay deal la woon rek
ay Mamadou Ibra Kanak ñooñu ñëpp ay diil la woon rek c'est-à-dire ñoom man sénégalais man mënu ma comprendre quoi xamuñu ne gars yi nekk seen kanam nii dañ leen yaba ba nga xam ne dañuy fooye quoi dañuy gololoo xam nga pour lan pour di dëgganteem continuer di lekk suñu alal amu ci kenn koo xamante ni boo ko tegoon tey ji ci benn poste mu daajal la benn point ñi fa gën a yées ñoo am xaalis sàcc yi ñoom ñoo bëri bayre dëgg la Sonko nag moom kenn du laal gars yi moom il faut que ñu xam ne ñun waa Sonko il faut que ñu d'accord ne ñun dañu yor koo xam ne ni ñun il faut que ñu am élément déclencheur koo xam ne na génn rek ñu teg ko suñu dugg kenn du ko laal kenn du ko laal Macky Sall bu ko laalee ñu doxanteem buñ ko mënoon a laal nañ ko bu yàgg ñun loolu rek lañ soxla benn instant nag Galsen man li ma leen di ñaan mooy gars yi suñ mënee wàcc ñun ñi nga xamante ni am nañ lu ñu mën a xeex suñ mënee wàcc xeex parce que man bu élection yi passé pare naa ci de comme say morom rek comme say morom rek Macky Sall am na deuxième mandat bu yàlla jëlu suma bakkante man personnellement dinaa ci joxewu man mooy li ma la wax rek gis nga ko xamul rek mooy dox naan dama ragal dee nangam ragaluñu dee ragaluñu kaso Assane Diouf a ngi nii waaw 1 an et quelque mu ngi ko téye dëgg la Assane moom kenn du moom mais ay gor a ngi ci biir kaso bi def fa 5 ans gënuñ ñu ñun tey bu ñu ñëwoon ciix dugal ci kaso bi parce que dañ doon xeexal suñu réew barke Serigne Bamba loolu wéy budul fay la wéy la waaw yow sa waay loolu yàgg def ñaanal yàlla kenn jàppewu la jaay drogue kenn jàppewu la leneen mais da nga doon xeex bu te kenn daf ñu warut a jàpp waaw loolu moo dul yoon jàpp ay patriote naan ay trouble à l'ordre public waxu dof yooyu moom nañ ko jël fële teg fële bro voilà mais sa waay gis nga fi mu toll nii Sénégal il faut que ñu xam ne même suñu tribunal ak suñu lu mu mënti ne gars yi ils sont ridicules quoi dañu xam nga ñàkk jox man pour man bëgguma sax di waxati ci ñoom quoi bëgguma sax di wax ci ñoom man li may ñaan il faut que ñu xam ne Abdou Diouf newoon na fi ëpp pouvoir ay nit a xeex ñu wàcc ñun ñii la Abdoulaye Wade ñëw mooy loolu ñun ñoo raak donc gars yi wàcc man dem naa ñëwaat régler samay problème damay delluwaat man moom xam naa ne ren moom sama dee ci la nekk bu ma rombee ren moom ku gudd fan laay doon incha allah jaajëf bro kontaan bu ma rombee ren moom ku gudd fan laay doon booba léegi nag dama teel a jël parce que booba léegi maa ngi bëgg a dem douce mais bëgguma dara non awul solo ñoo far yow nekk si jaaw mais xorom yi il faut que ñu dekkil ko parce que Macky waxatul bañ ko doon saaga dafa génn wax incha allah dafa génn wax comme nii nee na teg nañ dekkilaat xorom yi nañ Dakar ndeyam bu leen ragal non ragal nañu rëbb non ragal moom bu ko sax wax man nañu rëbb waa APR dañuy wax ma saaga seen ndey ku si bëgg sama numéro ma jox la nga woo ma nañu rëbb dëgg la am nañ moyens yi nañ rëbb mais man moom live bu ma dugg aw ma ci ay débat yu bari man saaga ndey rek loolu laa ci mën ci waa APR yi jaajëfate maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar Bada waaw moom mu ngi lay déglu jaajëfate jaajëf waaw kooku mooy Jiji di bëgg ñëpp maa ngi gis sama frère Modou Galsen xam nga booba léegi maa ngi vidéo bi nga defoon wax ci Galsen lu rafet loolu ci yow la nekk rek ndax wax sa baaxu morom du wàññi sa baax dara ndax live xam nga wax ci Galsen loo xam ne sax Galsen doonu ko xam nga sant rek yow waaw li nga wax yëpp nag kontaan nañ ci bu wér a wér te di la ko delloo itam waaw ni nga ko waxee rek noonu la waaw dara duñu mës a boole te du mës a am itam fi nga ma teg rek foofu laa la teg te yàlla na jàmm yàgg ci ñun ñëpp incha allahu taala maa ngi bëggee ñëpp commencé ko mouvement dafa jot gépp duma lim tur mais mouvement dafa jot képp ku ci bokk rek maa ngi lay bëggee di la safoo di la tiitaroo di la ndamoo yéen ay patriote ngeen ay góor ngeen ay góor yàlla ngeen ay jàmbaar ngeen jigéen ñu itam waaw macha allah kenn demul ngeen des vraiment xam nga ñu xool Idi waaw gis nga ñu xool un dernier intervenant bu ko defee après mooy loolu maa ngi ziar Jules Ndié kooku sama bro bu baax la ku bëgg Galsen moom tam waaw yaa ma gën a xam sama sister Baron xam nga yooyu itam kenn demul nga des waaw jaajëfate maa ngi lay béggee bu wér a wér
waaw bro. yaa wala boog. yow maa ngi daanaka ngay door a dugg. naka mu ngeen. sant jaajëf. lépp jàmm. yëpp. bismillah gaa ngi lay déglu. allo. Oh, putain. allo yaa may dégg. waaw bro maa ngi lay dégg réseau bi mooy daw mais maa ngi lay dégg. waaw réseau bi mooy fucked up. bon pour pas perdre de temps bon avant may commencer intervention bi ma bëgg a def bon dama bëggoon bon rendre leen en vibrant hommage yéen waa dafa jot xam nga parce que quoi donc maa leen di béggee te wax leen bu leen décourager le nombre importe peu que vous soyez une personne deux wala trois personnes essentiel bi mooy wax ngeen dëggal ngeen seen bopp par rapport ak li ngeen di wax donc xam nga lu dagul dëgg am na benn gain bu wax sànq ne bon l'islam sax bi ñuy commencé motuñu woon 10 donc affaire bi du problème mu nombre problème mu mobilité dëgg bu wér nga wax lu may commencé maa ngi bëggee tamit di nuyu gars yi fi nekk yëpp di ko suivre lu may commencé mooy def un petit récapitulatif par rapport ak lu ñu wax yëpp si live bi mais man xam nga problème bi Galsen man sama problème du ñun ñii di wax du ñiy diriger du opposant de leur part c'est-à-dire dañ lay fekk nga tëdd comme niñ ko daan defee suñu maam yi takk la ba nga dëgër yeew la jël paaka jam ko sa ndey te doo réagir boo jugee naan merci yaa ngi dégg donc liñ doon dund démb moom moo nekkaat tey ñu koy dund donc lu tax ma ne sénégalais yi ñoo njëkk a doon ay doomeraam parce que famille njëkk si gàlle yi la njëkk a commencé da ngay nekk sa biir gàlle doon yaa xam doon taaw nekk ak say rakk si biir gàlle yeeg yooyu noonu ñu leen di gënale c'est-à-dire jël ay rakk teg ko si kaw mag wala leneen wala yow lijjanti woo ndegam booy bi day dem jaayi drogue pour yaa ngi dégg ñoom li leen intéressé mooy affaire bi na dugg xam nga ñu ne mu diw la donc si gàlle yi la njëkk a commencé muy benn deuxième problème bi mooy référence est-ce que am nañ référence Sénégal amati nañ référence dëgg la ñi nekkoon garde-fou doonoon référence Sénégal mooy paa yi nga xam mu ngi wax lu am solo mu ngi wax géej gaa ngi nangu côte yeeg yooyu noonu mais xam nga ne maam Limaamu Laay maxaama bu mu toogee woon ba mën a repousser géej gi instant yi maxaama boobu waroon na wala ngaan wàcc ba si sët yeeg sëtaat yeeg yooyu te maxaama baa ngi fi ba tey mais lu tax kenn mënatul taxawloo géej te pourtant nit def na ko fi sénégalais def na ko sénégalais taxaw na julli ci géej gi dëgg la Idi kii mooy Idi yu daan malheureusement nag laa kii wi donc problème bi mooy maara yi woon démb tey est-ce que am nañ relève est-ce que am na ñoo xamante ni seen sët yi ñu ngi dox ci li nga xamante ni ñoom loolu lañ daan dox yaa ngi dégg mais boo gisee tey li nga xamante ni ñoom maara yi rek li ñu mënoon changer Sénégal dafa bëri xam nga tey maara bu taxawoon tey kilifa xalif général taxaw ne bon suba na seen bu kenn sawati si mbedd bi suba na élèves yëpp di jàngi suba bu benn xale ki traîner ti si mbedd bi mais xam nga kon yenn problème yu bëri nii dootuñu ko am Sénégal mais fii la ñuy nekk di martaatu ay exécutif yoo xamante ne dañu ñëw tabaxal la benn étage wala leneen alors que ñu feebaree est-ce que ñu ngi lekk à leur faim est-ce que ñu ngi naan est-ce que ñu ngi denc xaalis pour leur épargne
bu boobaa loolu yëpp boo ko lijjantee ba pare nga def si waslu si sa àq après boo ñëwee di ma tabaxal benn kër wala benn maison d'hôte dinaa mën a xappi. dëgg la naka ngay mënee toog ne yow sa voix day compter ay milliers de milliards. ay nit mu ne la sàng sutura sàng la warma boobu nekkal la si naaj bi yow mënoo leen nekkal si kër gi bu may wax ñu naan ay non ñoom ñu ngi leen di stagiaire ñoom li ñuy wax officieusement lañ koy wax si suuf et cetera di parlementaire kooku muy deuxième problème. troisième problème mooy ñun sénégalais nañ xool suñu histoire nañ xool suñu histoire par rapport. oh réseau bi war na baax Idi li nga xam na solo trop. réseau bi war na yaa ngi dégg bu ñu demee ba chinois di ñëw sa dëkk wala ab indien di ñëw sa dëkk di la fa ëpp droit mais faut se poser la question de savoir mais là où on a péché bu ñu toogee ba suñu putain de président Macky fucking ndeyam Sall taxaw naan les français sont nos amis bu ñuy ñëw si dëkk bi investisseur dañ leen wax si tirailleurs africains yi nga insulté mémoire ñi nga xamante ni ñooñu ñëpp ay martyrs lañ nga ne bu kenn dagal sa ndey mais moom moo njëkk a saaga ndey sénégalais yi ñooñu mémoire tirailleurs yooyu yëpp la saaga ñëw jóge seen dëkk ñu jóge fa par force par la complicité de Fabrice Eboué Blaise Madior benn Sénégalais jugul xam nga da ngay ñëw sàcc nday sa xaalis wala nga doon ab ngandi jaaykatu dorog wala doon ab ngandi sàcc wala leneen ñëw géwél yi dar la naan yaa baax nga nekk fa di baatare di leneen ak leneen te kenn du taxaw wax sa cagala wala ab leneen ak leneen donc ñun sénégalais ñun ñoo bon. non réseau bi ci Idi la di wax nii rek yàlla rek moo ñu nattu ñu taxaw nii di wax gars yi ne sama gars yi ay après avant élection wala après élection loolu du nekk lu affaire bi dina metti des fois dinañ découragé ci wax bi des fois dinañ mer ndax réaction du am mais n'empêche bàyyi foog ñu continuer foog ñu pour même sax Macky fucking ndeyam Sall bu daanoo keneen ki ñëw mu xam ne bu defee lu mu war def gars yi dañuy tàkkaat nday ci kawam ak ku mu mënti doon ak ku mu mën ñu Idi malheureusement nag pédagogie troisième problème muy éducation gars yi da nga fàtte ni Sénégal 100% yi boo jëlee 70% de sa population les jeunes boo jëlee ñi fay làkk français ñi si alphabétisé instruit si 4% de la population yi ay chiffres yu vérifiable lañ c'est-à-dire 60 et quelques 3%. wala yenn logique yi pour mën a analyser telle ou telle situation stratégie état nag mooy xiifal ñooñu noonu parloo leen ba pare rendre abrutir leen pour ñu mën a teg seen système loolu nag mu andi problème mu système bi gaa yëpp di xeex loolu mooy système bi gaa yëpp dëgg la parce que dafa am ay mais jéemal déplacé wu bro connexion bi fi nga nekkee dafa mel ni mooy loolu quoi si affaire Sonko li nga wax si Sonko d'accord naa si Marie-Jeanne lu mu wax d'accord naa si mais pour pas pour àtte mais pour joxe sama avis mooy man d'accord naa sur le fait que ni Sonko dafa war a parce que révolution jeune moo koy def du mag moo koy def du demi pas moo koy def wala leneen ndaw moo koy def
def na erreur de communication fu mu ne moom du wàcc moom kese dem ñu boom ko wala sacrifier boppam moo njabootam leneen sénégalais yi taxaw kii xam bon mun naa comprendre si ban état d'esprit la ko waxee mais man pour man loolu c'est une erreur de communication parce que moom moo aspiré pour doon président de la république ñun ñëpp moo si moom la ñu am yaakaar pare na pour sacrifier boppam pour le peuple sénégalais ni ngeen ko waxee kenn du ko seetaan du wéet ci combat boobu noonu donc na xoolaat xoolaat ay position te comme ni ngeen ko waxee le Sénégal a besoin d'un leadership bu avéré te du ci paa yi nii lay jóge waa jaajëf Idi xam naa beneen yoon lay gën a neex. ay millions de personnes bu amee 10 personnes yu dëggu mun nañ peser comme xare Badr 300 lañ wóot l'ennemi était ñu nekkoon ay milliers de personnes te 313 personnes bëmb clair parce que dañu gëm ci def dëggu si li ñuy def boole xol yeeg doole yi donc gars yi bu ñu dëgg madame Maïga yow dañ la war a alamande ay yaa ngi koy expliquer sànq yaa ngi naan affaire code donc peut-être sur le mot boycott ça pose problème mais comme je l'ai dit man je suis d'accord pour un report des élections ndaxte conditions yu réunies yëpp pour ñu am des élections claires transparentes xam nga amul réunies donc gars yi waruñu nangu dem élection ci conditions yi effectivement madame Maïga yaa ngi dooru dugg si atara de ñu élection Macky du taxaw naan ay day organisation moom kese même s'il y a des infiltrés yuy mën a nangu et tout yaa ngi dégg mais bu ñu demee report bu amee tombeek mandat Macky fucking dem Sall jeex dootul am droit si signature yi dootul am droit parler au nom du Sénégal à partir de ce moment compromis mën na am ñi jot seen carte jot yëpp seen carte ñu définir ko nga dem élection bu boobaa tóor sa morom ñu xam ne kii moo gagné mais conditions yi bu si demaatee comme législative yi lay demee dëkk bi mooy loolu yaa ngi dégg sénégalais yi nag comme que amuñu jot li nga wax si combat yi bëri taxaw naan ay gërëm ay Modou Ba yooyu noonu te ma fàtte ne Mame Mbaye Niang ay Omar Sall ak ay Maada Faka ñoom ñëpp ñu nday fokk ndax ku gëm tam doo liggéey sa borom pour mu dee wala pour nga dóor ko mu dee ñun mënuñu ne dañoo gëm sénégalais boo ngi naan barki Serigne Touba barki Baye Niass barki leneen ak leneen boo paree dem liggéey nday sa morom wala sa morom bu jógee nga jëw ndeyam wala ngeen def affaire de ñun ñun wax rek lañ mën gars yi dañu mas a wàcc nday parce que ils ont pas ce courage booy góor yàlla yi ay góor jigéen lañ ay pian la ñuy sol naan ho ha di promouvoir loolu médias yi doon ay complice et cetera waaye li ñu war a wax dafa bëri xamal lan la maa ngi lay bëggee taat jaajëf bro li nga wax yëpp am na solo malheureusement consuñu lépp ba et tout ça big up wér di big up patriote yëpp di leen ne amul découragé tey ak suba gannaaw suba moo yem peace yëpp waaw Idi li mu wax yëpp franchement mooy loolu quoi mais dommage ba connexion bi mooy loolu quoi honnêtement connexion bi bon mais mooy loolu beneen yoon mooy daaxan Idi li nga wax yëpp 50% rek lañ ci jot a cons mais am na solo aussi liñ ci jot a dégg moom am na solo connexion bi moo doon shit xam nga mais amul solo incha allah comme ni nga ko waxee rek amul bàyyi sama gars yi waaw amul bàyyi kon di leen jox daje yi incha allah aljuma bii di ñëw bu neexee suñu borom ci kàttanu yàlla ci yeneeni jotaay yi nañu gën a taxawaat ndigg yi góor comme jigéen comme niñ ko waxee woon rek
damay fàttali boycott bi na ñëpp publier je boycotte le combat Modou Lo Balla Gaye nañ ko publier waaw je boycotte le combat Modou Lo Balla Gaye parce que c'est un combat politique du combat boo xamante ne pour faire plaisir aux Sénégalais la mais pour bénéficier de l'électorat waaw Macky Sall nga fay dégg ak yeneen nañ ko boycotté képp ku ko bëgg a seetaan na nga ko seetaan bu combat bi jàllee kon maa ngi jaajëfal ñëpp di bëgge ñëpp di ñaanal suñu jàmbaar ji Assane Diouf bëgge peace and love fekk ko jàmm ak salaam foofu mu ne tawfiix incha allah te dina génn ci jàmm waaw mooy loolu quoi donc waaw yéen a ma gën a xam donc one love sama gars yi donc di bëgge waa mouvement dafa jot encore une fois voilà mouvement dafa jot yéen amu leen maas amu leen morom xam nga di bëgge ñëpp tout le monde Paris mouvement dafa jot Paris mouvement dafa jot Sénégal ñëpp sans distinction di leen bëggee di leen jox daje vendredi prochain kon jaa ngeen jëf merci beaucoup Fatou Fafa Ba Rama Sow Sa Majesté Fall Idizo jaajëfate Mariama Sané xam nga jaajëf Ablaye Aminta Gueye jaajëf Mbay Fall Jiji Badara Lo Perez Manolo Marie Jeanne Diouf xam nga yéen ñëpp madame Mayga waa jégal nañ la comme da nga amoon gan mooy loolu jégal nañ la jaajëfate donc bëgg naa ñëpp akasa donc semaine prochaine bu neexee yàlla one love